mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci lii nga xamante ne bii boole ngeen ma ci ma bëgg a yëkkati sama kàddu nag teg ko rek ci ni doomu réew mi laa comme yéen ñi toog ci télé bi ak képp ku ñuy déglu ci réew mi ak ci bitim réew di nuyu bu baax a baax ñooñu toog ci plateau bi xëy na yàgg naa leen di suivre waaye gise bi yàlla dogalu ko yàlla nañu dem ba jëmmoo nag. amiin amiin si. di nuyu bu baax a baax waa kër gi di ñaanal suñu mag bi fi jóge ñaari at a ngi nii muy Sidi Lamine Niass yàlla na yàlla seral yaxam. amiin si xare ko aljanna ci barke yonent bi. teg ci njabootam loxo Cheikh Tidiane doomam bi nga xam ni moo ko wuutu ci kër gi. yéene bu ci bàyyam amoon yal na ko weesu. amiin te bokk ko mbokk yu baax yi mu ko bokkal yépp di nuyu bu baax a baax sama soppe muy kilifa. mu xamante nañu gisante nañu bu yàggul. dëgg la si. di nuyu yi tamit le professeur Cheikh Oumar la tudd yaakaar naa suma juumul. may faral di déglu lool ay intervention ci plateau yu bare bare di ko rafetlu lool. di nuyu bokk yi ci des yépp nag di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ci réew mi ak ci bitim réew di am gàcce lool tey ak naqar ci lii ma gis mu xew ci réew mi te dara du ci dëgg teguñu ko fenn lu dul ci bëgg a faagaagal nit. benn bu njëkk bi ma adressé ko directement président de la république monsieur Macky Sall ma bëgg mu delloo ci xelam xam ni ba ñu koy fal bu ñu xamoon ni fii la ñuy mujj duñu ko fi teg li may wax nag ça n'engage que moi te lu ma ci góobe gar ko nëbbatuwuma laqatuwuma bu ñu xamoon ni fii lay mujjeeg réew mi duñu ko fi teg ma bëgg mu delloo ci xelam te xam ni léppay jeex te ku ko ni woon dina fi toog 2012 ak léegi mu weddi ko ndax plan bu ne tëral nañ ko ko kon su xalaatoon tuuti dina am yeneen doxalin yu mu def lu dul di tëral ay nit di leen comploter ba ñu yegg ci fii tey mës naa ko wax ni ko moom yàgg na booba jóge na ci nguur gi mu nekkoon ñu daje ci benn barab ñu présenté ma ko ma ni ko su fekkee ni yaa ngi gëm sa bopp gëm yàlla bu yàlla ne di nga toog ci réew mi di nga fi toog waaye boobaak léegi ma di ko suivre amoon yaakaar ci moom ndax ñi ko fi jiitu woon ñëpp ku ci nekk def nga fi dara ba dem waaye ay mag la ñu woon ñu jàppoon ni comme ndaw la luy door a yegg juddu après l'indépendance dina yóbbu Sénégal fu ñëpp ne est-ce que malheureusement tel n'est pas le cas président delloo sil sa xel te nga seet sa entourage yi fiy xew bare na te nguuru yàlla rek a dul jeex bis dina ñëw di nga fi génn ni ci bii wala ci nale li xew nag ñu ne ku ci wax ñu rëq sa ndigg wala ñu jële la fi mooy 3e mandat yow yaa taxawoon ci devant le peuple sénégalais adduna yëpp di la dégg nga waat ni bii ngay jeexale ñu dem ba ci biir feebaru nguur dugg la gis nañu la xew ci suñu voisins yi duma tudd tur di tooñ bu fekkee ni loola moo la ambitionné ba tax nga jàpp ni foofu ak fii ñoo yem yaa ngi ci erreur monumentale delloo sil sa xel ñun ànduñoo ak yow ci lii léegi sax réew mi àgg nañu ci sëriñ su waxati sax ñu ni dañu noppi torop waaye dafa ci am ñoo xam ne ay suñu kilifa la ñu mag la ñu wax nañu ba sonn te mag nag ku ko yëgul mu yëg boppam teg loxoom ci dënnam ni mën a diw looloo tax ñoom dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg fi waaye ñu nag yow nag dootuñu noppeeti insha allahu taala